asalaamaaleykum mbokk yi xarit ci ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission na leer tey jii ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu suuf gi fii ci Sénégal ak itam lu jëm ci wàllu yorin wi waaye laata ñuy dugg ci biir débat bi dama leen di bàyyi ak Pape Cheikh Sylla mu présenté leen suñuy invité. Gani na leer Samba Ba bokk ci kilifa yu ACCESS mooy association d'action concertée pour l'entraide et la solidarité ñu ràññee ko bu baax foofule ca Diass Popenguine Ndayane Yène wala sax Sindia mu fa yëngu ci sàmm suuf si sàmmal ko baykatu gox yooyu le Gani na leer ba tey Chérif Diallo moom juriste la maanaam xam-xamam dafa màcc ci wàllu yoon muy yëngu bu baax ci mbirum suuf si fii ci Sénégal ak niñ koy saytoo keneen ku bokk ci kaw gi bokk ci njabootu baykat yi di Aliou Dia bu force paysanne moom itam Gani na leer. mu nga kon ñooy suñu invité ji ci suñu plateau na leer ñu koy tàmbali ak kii di Samba Ba bokk di njiital ACCESS ñu ngi leen nuyu. Tey jii lan mooy enjeu bi ñu ngi wax boobu ba léegi lu jëm ci wàllu réforme foncière pour yow tey jii enjeu bi lan la. enjeu bi mooy ñu waajal benn réforme maanaam soppali ab loi bu fi nekkoon ci depuis 1964 muy loi 64-46 di loi sur le domaine national nguur yu bëri fi jaar xalaat ne war nañ ko mën a soppali boobu ba léegi ëpp na juróom fukki at muy dem bi nguur gi fi ne léegi taxawaloon benn commission boobu def ci ay xalaat ba am tënk bu mu jébbal nguur gi boobu nag war nañ ko jël liggéey ci pour génn ci ay loi yu bees léegi nag waxtaan bi tey mooy ñun ñu indi ci suñu xalaat ci doxalin bi ak ci li ñu nekk ci tënk bi ak li nga xam ne lii moom la ñu séentu ngir loi boobu ñu mën ko taxawal ci xooloo xam ne lii dafay mën a jëlaale tiis ak yitte surtout béykat yi nga xam ni ñoo nekk ci kaw gi te ñi nga xam ne ñi daal seen baat demul kaw waaw loolu daal moom mooy solo bi ci tënk. ñu ñëw ci Chérif Habib Diallo ginnaaw bi ñu la nuyoo yow tey ji lan mooy tolluwaay suuf fii ci Sénégal tey ji suuf si nu mu demee. merci madame ñoo ngi lay nuyu di la sant di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi ci jiitu le président Samba Ba mais aussi l'honorable député Aliou Dia ñu di remercier également si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci taxawu béykat yi ku nekk ci pàcc bi nga nekk. alors taxawaayu suuf bi tey nu mu tolle mooy li ñu ci mën a gis mooy tey jii suuf si lëj na trop ci foo ko laalee muy dans le milieu rural comme dans le milieu urbain foo laal rek suuf si ñoo ngi ciy andi coow. mu ngi ci andi ay xëccoo ak ay conflit donc tey bu ñuy xool comme ni ko président waxee léegi dañoo toll ci bëgg andi lu bees andi lu yees ci doxalin suuf ci Sénégal mooy waral ñëpp ku nekk suñu kuréel mu ngi daw di uti ay xalaat di taatani ay xalaat ci ñi nga xam ñoo nekk ci suuf si ba ñu mën a fexe ba loolu lépp ñu remonté ko au niveau central ba ñi nga xam ñoom lañ dénk réew mi ñu mën cee addu mën cee dogal. dañuy ñëw ci honorable Aliou Dia ñu ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam may sant yàlla bu baax bi nu mayee nag waxtaan wi nga def ko mu dajeeg weeru gàmm weeru gàmm nag ko wax màggal juddu yonent bi yàlla nañu ko fekkee waat ay at yu bari liñ ci jàmm yàlla nangu ko mu dal di delloo jàmm ak koom-koom ci réew mi may nuyu ñi ma séqal jataay bi di rafetlu itam waxtaan wu mel nii ndax dafa jot ndax li ñu seetlu ñëpp mooy nit ñi moom ñu ngi yokk te suuf moom du yokk te ku ne bëgg suuf te am kook mënta ñàkk suuf ka cay dëkk dafa war a am suuf ka koy liggéeyee dafa war a am suuf te dëkkin wi ak liggéey mënta ñàkk ñu gis nag ne am na loi bu fi ne ni ko monsieur Ba waxee léegi muy loi 64-46 du 17 juin 1964 am na juróom fukki at ak ñett ren te loolu gis lu ne nag day war a méngoo ak jamono nu seetlu ne tey loolu war nañ ko xoolaat ndax façon mbayin wi ñu bëgg a méngale ak jamono est-ce que dana ànd ak loi booba di dox léegi communalisation bii ñu généraliser ba nga xam ne communauté rurale amatut ndax loola itam dana mën a ànd ak loi boobu tëddee nu gis itam na nguur gi nga xam ne gii dafa amoon ca yooyee jamono fu mu ci tegoon loxoom niveau yeewu nit ñi ak njàngu nit ñi ak façon bañ bëgg a dundee
est-ce que booba moo nekk itam ba tey ci façon nit ñooñu kon laaj na waxtaan ak jël ci nag ay matukaay yu tax kenn ku ci nekk gis ci sa bopp ba jàmm am ndax fu bëri dégg nga ne bu fa jàmm jógee rek suuf lañ xëccoo suuf nag ànd ak itam kon war nañ ko di saytu jamono bu nekk kon maa ngi rafetlu départ waxtaan bi. ci wàllu woowu dañuy dem teewlu kii di Babacar Diop nga xam te ni moom mu ngi bokk ci FONGE ab déclaration la def jëmale ko ci wàllu wi ñu teewlu ko daal di dellu si waat ci plateau. président de la république ba mu faloo yéeneem bokkoon na mu taxaw pour réforme foncière am loolu taxoon mu def décret créer commission ñu fàttali ni volonté boobu dafa tëmbee ak volonté société civile moom itam mu taxaw ngir jàpp ci mbir moomu ba mu war a tegu ci tegu boo xam ne dañuy am réforme boo xam ne dana mucc ayib ñu fàttali nag ni effort yu bare jéem nañ ko am te effort yooyu yëpp ñi ko bokk nañu état société civile partenaires financiers yi technique secteur privé élus locaux yi ak ñeneen ñun ñëpp luñ ci jubloon daal mooy àndandoo ci réforme boo xam ne daal dana jël en compte bëgg-bëggu population fàttali ko ni organisation société civile depuis 90 ñu ngi waxtaanee lu jëm ci wàllu suuf ba 2010 ñu taxawal nag seen cadre bii ñu tuddee CRAFS léegi nag liñ ci jublu gën lëkkaloo seen doxalin ci wàllu action yi ñuy def ci réforme ñu fàttali ko ni depuis ñu commencé li nga xam ne tey mooy commission bi état bi ak société civile bi ñoom ñëpp doon nañu déggoo ci waxtaan doon liggéeyandoo ba dem ba tënk benn jumtuwaay boo xam ne jàpp nañ ni génnee na xalaat yu bari ci wàllu réforme foncière te delloo ci na bëgg-bëggu nit ñi te loolu jàppoon nañ ni xalaatu président bu mu bëggoon la sa cosaan te loolu la commission bi def fàttali ko ni commission boobu liggéey na ci région yi fukki ak ñeent liggéey ci département yi ñeent fukki ak juróom liggéey ci ñi nga xam ni département yu ñu lëkkaloo la ñeent fukki ak juróom dajale nañu ay nit yoo xam ni te toll na ci téeméeri réunion ak juróom-ñett ñu màndargal ni ñi ko fekkee nekk nañu fanweeri junniy nit ak juróom-ñetti junniy nit kon jàpp nañ ni wax dëgg yàlla bari nañu ko fekkee ñu fàttali nag effort boobu yëpp tey ñu def wax dëgg yàlla jàpp nañ ni mi ngi soog a am ci waxtaan bu jublu ci wàllu réforme foncière te itam nag génne nañu ay xalaat ay yoon yoo xam ni am nañu yaakaar ni bu eggee fa mu war a egg dina saytu développement wu koom-koom ak social u réew mi. fàttali ko nag ni document bi nga xam ne mooy document politique foncière validé nañ ko parties prenantes yi ci bokkoon yëpp validé nañ ko ñu ngi ko validé 17 octobre 2016 waaye gannaaw bu ñu ko validé teg nañ ko ci loxo nguur gi le 7 avril 2017 waaye nag li ñu ràññee mooy bi ñu ko joxee nguur gi léegi daal mu ngi ni tekk kon président de la république de document baa ngi ci moom joxe woon na ay xalaat ci groupe bi àndoon ak moom doon ko déposé waaye mi ngi ni tekk léegi ñu jàpp ni bi ñu toogee tuuti def na décret boo xam ne na mu defee woon décret pour fal commission la defaat décret pour dindi commission bi décret boobu 16 mai 2017 léegi nag loolu indi na jiixi jaaxa ndax li ñu jàppoon mooy commission ba liggéeyam dafa waroon des la tax nag ñu jël décret teggi ka fa xool yi daal jaxasoo nañu xel yi jaxasoo nañu liggéey bi am na nu njort mu naas xaay. mu nga kon mu nekkoon Babacar Diop doon def déclaration bu CRAFS waaye fii ci plateau bi itam am nañ ko fi teewal CRAFS di Chérif Habib Diallo tey ji ndax mën nañu xam contenu document boobu. merci madame Tall dinaa ci am mbégte ci àddu ci alors foog ñu xam déjà la mooy CRAFS bu ñu xoolee CRAFS ñoo ko tuddee cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. donc mu lëkkale ay kuréel yu bari yuy liggéey ci wàllu suuf ak ay organisation paysanne yu nekk ci gox-goxaat yi ñoom ñëpp ñu bokk benn jubluwaay mooy fexe nu ñuy fexe en fait ut ay pexe ak ay jataay yoo xam ne dañ cee ñu waxtaanee suuf ba mën cee am ay consensus yu am solo. alors CRAFS depuis 2010 lañ ko créé et depuis loolu mu ngi liggéey mu ngi gunge paysans yu bari ci gox-goxaat yi mooy lim mën naa lim lu mel ni Fanaay lu mel ni Jayel waa CRAFS am nañu ay taxawaay yu am solo yu leen taxawu. alors beneen bi ci topp mooy CRAFS tamit dafa ne kuréel comme ni nga ko waxee léegi-léegi bu ngànk ay organisation te accès mi bokk ci CRAFS defoon liggéey bu am solo ci wàllu réforme foncière bi ñu jëm. ca même moment bi aussi
l'État du Sénégal, le gouvernement, de mettre en place une commission de réforme nationale de CNRF, la commission nationale de réforme foncière. Alors nous la commission bi ñu doon liggéeyandoo ci lal politique foncière bi waaye dañu gisoon ca njëlbeen ab yàkkamti bu ci amoon maanaam ci mettre place décret bi ci mettre en place commission bi commission bi ñu bëmax ko ba mu lig ba amoon délai sax ba day le 31 décembre 2015 day déposer rapport am ñu gisoon daal ab yàkkamti bu ci amoon boo xam ne ni xëy na au niveau central leen fait pression ñoom ñu jël seen temps liggéey ànd ak ñun liggéey ci politique foncière bi ci outil consensus ci outil de défi consultation et à concertation au niveau de la base. Ouais, depuis DAO, ils ont déposé le rapport au niveau de la présidence publique. Man def na at bañ ko déposé ak légui. Bob ba tay nak addu wuñ ci, c'est-à-dire le chef de l'État ba tay ji waxagul fi la wala fee la. Mu xawa jaaxal nak ñi nga xamné ca njëlbeen da leen sësoon yàkkamti naan gaaw lan est-ce que warta mën a pare ci apte bi wala warta pare ci apte be ñu dawal pare jox ki nga xam ne moo liggéey lu liggéey bi jox ko rapport am defar ko synthèse bi jox ko option yi ci war génn yépp waaw ñu toog di ko déglu ba tey dégguñu ko lu war a toog diir at ñu ne la taxoonu yàkkamti woon démb lu waral tey ñu mën a nekk tekk toog ñu ne kon jot na tey ñu dajaloowaat jéem a càmbar jéem a xoolaat tuuti lan moo tax ba mu noppi wala bu ñu mënee xam lu tax dina baax wala bu ñu xamal lu tax ñu jéem koo yëngal tuuti maanaam jéem a def tuuti plaidoyer yi ba xamal ne ko la ñu liggéeyoon ba tey ñoo nga ca te ñoo ngi ko bëgg a topp bëgg a xam foo ci loo ci àddu parce que président moom moo war a def les choix parce que politique foncière bi dafa dégager ay orientation ak ay options yu ñu war a def ci wàllu suuf au Sénégal mu jublu ci nag am ci ay consensus yoo xam ne ni lu ci gën a bari il faut partager le carrosse partager ko ak la société civile partager ko ak les autres acteurs yoo xam ne ni ñoo yëngu ci suuf si mais depuis loolu lu ñu ci jaaxal daal mooy depuis loolu njiitu réew mi daal addu ci bëgg a xam nag fan la blocage bi nekk parce que ñoo jàpp ne c'est un processus qui doit être continu bu demee ba benn moment ñu taxaw dana xaw a am tuuti jaaxle ci ñi nga xam ne ñoo ci liggéeyoon def ci seen i moyens def ci seen investissement humain ba pare mu taxaw day yéeme te bu ñu xoolee lu si gën a bari nag bu ma defee tuuti élargissement réforme foncière yu bari jéem nañ ko boo xoolee le président juñ na ko sànq maanaam régime bu nekk rek jéem na réformer le foncier la loi 64-46 Senghor ko bàyyi woon ak Mamadou Dia Abdou Diouf mu ñëwee jéem na réformer avec le PAF de 1995 entre temps ñu defaatoon ay consultation ba jege 98 élections yi mën nañ ko xaar bu paree élections yi dina ca wax ci élections yi jàll 98 ñu dem 2000 moom it élections yi jëlee ko fi en 2000 donc jotul def réforme bi ñu gis Abdoulaye Wade mu ñëw en 2000 ba 2004 2006 mu créé benn commission de réforme de la terre boobu tamit mënuloon dem parce que boolewuloon ñi nga xam ne maanaam en ŋànkul ñëpp ñoo xam ne ñooy les acteurs ak le monde paysan dans la réforme foncière moo tax très tôt commission boobu demul moom it moo doon xaar ba élection yi jàll élection 2012 ñëw fekk ko fi le président Macky Sall bu mu ñëwee nag moom il a mis en place une commission bi nag changé approche ne léegi dama bëgg def réforme boo xam ne ni damay waxtaan ak ñëpp damay déggoog ñëpp ba mën a am consensus yu jëm ci réforme mais lu ci gën a jaaxal mooy à chaque fois bu réforme commission yi pare seen liggéey rek day jege ak élection président di jege ak élection soit élection législative lay doon wala su présidentielle et à chaque fois day mel ni dañuy lier suite bi ci élection yi lu muy tëddee donc ñu jàpp ne comme question foncière des questions très politique moo laxasu si mbir bi moo waral blocage bon pas politique en tant que tel mais au moins crainte yëngal coow xëy na mooy tax exécutif bi naan xaar ba ma pare sama élection ba ma gën a féex pour mën cee jublu moo jàngatee ci toutes les processus yu ñu amagum loolu mooy génn mooy élection bu jegee daal dañuy gis ne l'exécutif day xaw a am tuuti ragal ci songu question yu mel ni suuf question yoo xam ne dafay bari coow day bari ay bëgg-bëgg yoo xam ne day waroo bu ñëwaatee ci waa ACSES Samba Ka tey jii moom wax na ko suuf dafa lëj pour yow lan moo tax suuf lëj di tax suuf lëj mooy suuf lépp ci la aju lépp ci la toog maanaam dëkkuwaay maanaam mbay càmm àll bi ba nga xam ne bi ñëpp ko soxla kenn ku nekk am na noo ko soxlaa noo koy jëriñoo noo xam ne bi xëy na du bokk ak sa morom ni mu ko soxlaa wala ni mu ko mën a jëriñoo ba mu mën a jur ay gàllankoor
mën a jur ay jafe-jafe. ñun nag ACCESS ñun suñu taxawaay dafa nekk bi commission nationale bi amee te ñun fi ñu dëkkee mu nekk gox boo xam ne bii fii mu nekk ñëpp dañ ko teg seen bët mu nekk diggante Dakar Thiès Mbour ñun ay kuréel ñu taxawal benn projet am ku ñu jàppale pour ñu saytu mbiru suuf foofu naka la ñu mën a jàppale askan bi ba ñoom ñu mën a aar seen suuf ñu seq ko ACCESS ak fédération des agropasteurs de Diender ak ENDA Pronat ñu liggéey ci juróom-ñaari commune Kayar commune Diender commune Kër Moussa commune Yène commune Diass commune Sindia ak commune Popenguine Ndayane ñu def fa liggéey boo xam ne bi li ñu doj ci séentu woon mooy commission bi mënul dem fépp te ñun suñu gox te ni mu tëddee bari na ay gàllankoor ndax boo xoolee fi mu nekk nii maanaam lépp loo xam ne lii xat-xat bu jógee Dakar rek dañ koy génne puus ko mu dem Diamniadio mu dem Diass mu dem Mbour autoroute péage ba nga xam ne bii diggante boobu mbiru suuf daal tar na fa tar boo xam ne bii ñu taxaw ci bi ñu taxawee tamit fexe nañu li commission bi doon liggéey lépp ñu andi ko ci askan bi ñu mën ko xam mën ci wax seen xalaat kon ci loolu boo xoolee suñu gox fi mu nekk nii am na ay yëngu yu bëri yu fa amoon yoo xam ni maanaam léegi dafa mel ni dañoo dellu ginnaaw lu ci mel ni càmm lu ci mel ni yenn mbay lu ci yeneen kon loolu moom mooy suñu taxawaay ñun ñu mën a xam ndax ñii ñëw di sanc si foofu di indi koom dëgg la wala ñuy indi ay dëkkuwaay wala ñuy indi ay aéroport wala ñuy indi dëgg la koom la waaye ña fa dëkk ñoom seen ëllëg suba nan lay doon. muy lu am solo bu ñu ñëwaatee ci honorable Aliou Dia gis nañ ni tey jii ay firme yu bëri ñi ngi ñëw implanté wu ci biir réew mi te bu ñu ñëwee ci àll bi la ñuy dem àll bi nga xam ne ci lañ doon bay àll bi nga xam ci lañ doon sàmm tey jii yéen ñi nga xam te ne ay acteur ngeen ci wàll boobu naka ngeen gisee loolu. waaw xanaa di wax rek ne mbiru suuf du loo xam ne lii dañ koy jël rek yàkkamti ko. dañ ko fee fekk ñun ñii te dañ ko fi bàyyi ñun ko fi bàyyee nag war nañ leen fi bàyyee lu leen may jàmm itam te activité comme ni ma ko déggee mu wax léegi mooy activité nit yëpp ci kaw suuf si lañ koy defee ñooñu nag soo leen organiser wut bay xel lay ñëw ëllëg ak ni jamono tëddee toujours da nga dem ba ay lëj lay doon moo tax loi buñ koy tëgg jarul yàkkamti da ngay def la nga ca tolloog ci sa xalaat waaye bàyyi itam nag na fa muy sottee ñi nga xam ne ñi bu ñëwee ñoom it mën caa dox du doon boroom xam-xam bi rek boroom xam-xam dafa fekk boroom bëgg-bëgg ak boroom sañ-sañ sañ-sañ bi mooy comme li Chérif wax léegi ña ko moom te ne fa baleen xel boroom bëgg-bëgg bi mooy ñi nga tudd léegi am nañ lu ñu fi bëgg te mënatuñ ko am seen suuf xat na ñu indi seen alal uuf di fekk si ñu su boobaa nag dañ koy dénk ay boroomi xam-xam boroom xam-xam yi nag saytu rek moo leen ci war ndax dès le départ président de la république lu leer la wax ci mbir yooyu différence bi mu amoon ak commission yi dee ñu jóg mooy problème immatriculation bi ñu waxoon ne suuf si dañ koy def au profit des communes amul genn nguur guy ñëw yëlëb sa loxo ci suuf ndax bu Sénégal bi mu amee itam wax dëgg yàlla loi sur le domaine national dafa am domaine de l'État ba ñu ko découper en 4 zones am na ci loo xam ne lii ci côté public bi nguur gi du ko bàyyee kenn am ci loo xam ne lii itam nguur gi ci même ba ca àll ba da cay teg loxoom ndax bu ko bëyee nit ñi ci seen bopp rek li xewoon mbaan mu wax léegi xew na fi la nu fekk li nga xam ne moo xewoon également fanay fi la nu fekk déglu nga bokk baykat yi Tëngéej bërki démb lañ dese woon a kës néew di ci yëngatu góor ak jigéen ña ngay xëy di leen menacer pour bëgg koo def ay kër su ko defee kon ñooñu ngay wax tey demal léegi ci àll bi da nga fekk tey italiens yi ñu jógee ci pays arabes yi israéliens yi lu nekk ña nga fay fexe pour jël ay suuf ñooña nag dafa laaj xalaat mooy àll ba nga xam ne bii ci domaine national bi baykat ba jutu ci woon na àgg ci sori wala bu demee amul jëfandaay yu mu ko utiliser ci wàllu ndox ma pour mën ko exploiter ñooña buñ ñëwee ànd ak ñoom buñ leen jàpp comme ay surga ndax technologie ba ñuy indaale dana jeesal façon wu liggéeyin fii te dana indi koom comme ni mu ko waxee mais su boobaa nag ndax suuf soosa dañ leen koy jox ñoom ñu moom ko déedéet nañ war a tëggiin xaw ma lu commission bi indee tëggiin woo xam ne bi bu ñëwee la nga soxla yow jël nga ko waaye la nga soxla te àggagoo ca waaye am na ay moyens yu mu ko exploité
na am benn convention boo xam ne buñ koy signé du doon état rek waaye ña amoon sañ-sañ ca suuf sa danañ ca bokk ba yow nga exploité ko ñu liggéey ca ñoo day jox la ko suuf soo sa kon lu ñuy dénk ku gan la man d'accord ma ñu jaay gan suuf. d'accord ma ñu may gan suuf. buñ koy dénk itam nañ xool ponk yéen koy dénkee ponk yéen koy dénkee nit ñi ba du surgawoo ñi nga xam te ne ñoom moomoon suuf sa teyee ca gis ca seen bopp. nga xam ne bàyyi ba ñuy def ak moom daal. day am loo xam ne lii buñ gisul nga remplir ko ñu nangu ko. te itam am na diir boo xam ne buñ ca àgget dañ koy renouveler. loolu suñ ko defee suuf si desal ñëpp kenn du ko ne jëriñoo ci. loolu nag dafa doon kon une loi buñ koy tëgg toujours nañuy bàyyi xel ñett yi ma wax te bañ koo jël itam déterminer ko rek ci temps bi ne fii la war a yem. ndax dama jàpp ne tey calcul social xalaatal ma ci. dafa am photo par exemple boo xoolee commission de réforme bi ñaataa ci liggéey di ay borom xam-xam. am nay jamono comme li mu wax organisation paysanne yi lañ ko dénkoon. man thématique boobu toll nay jamono force paysanne moo ko yor mais amutoon ressource amul budget bu ñu liggéeyee. donc doo mën a def dara. dénk ko fi professeur Serigne Diop ku ne xam na xarañam. mu def ci ay pas yu am solo problème budget ba tënk na ko ak yeneen. ñu jox ko fi Doudou Ndoye ku ne xam na xarañam ak xam-xamam ci biir yooyu. gis nga moom itam daf caa def la mu tolloog. ñu dénk ko professeur Sourang mooy rapport bii fi nekk sur place. moi je crois que la ca des rek mooy ñu kenn ku ne sensibiliser sa moroom ñu seet. loo ci xam ne kii tey wóolu woo ko ci nu waxtaanee ko la ca doy nga ne mi ngi nañu waxtaanee ko waaye ñu bay ci xelu askan wi nga xam ne lii Chérif wax léegi ñoo ci ëpp solo ñi ci am sañ-sañ mënuñ cee yem ak ki ci am bëgg-bëgg dafa wàll si waaye itam borom xam-xam bi nag teg leen ci yoon woo xam ne wii ku ne da nga ci gis sa bopp te du am jafe-jafe. teg leen ci yoon woo xam ne ku nekk di nga ci gis sa bopp te du am jafe-jafe tey jii Samba Ka bu ñu demee ci àll bi nga jël benn dëkk nga gis ni dëkk ba la ko wër yëpp waa dëkk baa cay bay di dunde nga xëy suba teel mën nañoo jàpp xel mën na jàpp ne jaadu na bu benn firme ñëwee jël la ñu attanul ñoom moom mu jël ko di ca liggéey mais tey ji dañuy gis ni dafa mel ni lépp dafa jaxasoo dañuy jël lépp boole rek wasaare jox ñi nga xam te ne ñoom ñooy borom doole yi ñi nga xam ne nag ay néew di doole lañ te ci bay boobu la ñuy yaakaar ngir dund ñu surgawoo leen bu ko defee xale yi duñu xamante fu ñu dem seen yoon mooy doon jaar Libi mbaa dem xooli leneen. waaw xam nga ñun suñu jaaxle mooy suuf si li ñu gën a bëri yi ni ñuy joxe ci suuf di yaatu borom doole yi lañ koy jox te suufu baadoole yi lañuy jël jox ko borom doole yi. bu ko defee li honorable doon wax ñoom ñu nekk ay surga dégg nga maanaam dem ba jaay seen ngor wala ñu dem ba nga xam ne bi ñoom seen taxawaay dafay sooxe. dafay sooxe du ñu mën a gis seen bopp parce que ñun su ma xoolee suñu gox bi ñu nekk. fi ñu jógee léegi dañuy jékki rek gis ñu ne aéroport jox nañ ko nangami hectare waaye ci wetam benn société immobilière jox nañ ko 150 hectares benn agro business jox nañ ko 200 hectares benn entrepreneur pour war a def benn usine jox nañ ko 200 hectares te loolu yëpp ci ay bërëb la yoo xam ne dañ fa daan béy di dundee di fa béy di tedd léegi ñi ko doon béy léegi ñoom amatuñu suuf bu ñu béy seen koom wàññeeku na ba nga xam ne bii ñoom dañuy mujj dañuy màng dem ci taax yi wala ñu dem di jëggaani wala te di bor jëggaani ak bor lañ fa gis muy law loolu xëy na dama naan dégg ñu naan tool mooy dàq àll mais dëkk mooy dàq tool. lotissement yooyu nga xam ne ci tool yi lañ koy def fi nit ñi daan béyee. ñi daan béy foofu léegi ñu def ko ay tool ñoom ndax waajal nañ leen ngir ñoom lan la ñu war a mën a dundee ëllëg. ak si biir ñoom dañuy si am njaboot seen doom di war a màgg seen i njaboot di màgg ndax dem njaboot googu ëllëg si biir doom yi dinañ am fu ñu mën a dëkk bu ñu amulee fu ñu béy. tamit ginnaaw tool yi tamit saawo yi boo xoolee saawo amatu fa. jur gi ba nga xam ne bi jànkonte bi dafay tar lool diggante li des ci tool yi ak càmm gi fa des. waaw loolu yëpp ñu war ko sóoraale nag ngir li nga xam ne lii mooy loi bu bees bi baax na ñu am ay dëkk yu bees waaye baax na tamit ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñu am ñoom lan la ñu war a dundee ci lan la ñu teddee comme ci suuf la aju woon te suuf si mu ngi gën a wàññeeku askan baa ngi gën a yokku loolu lu jar a bàyyi xel la. ndax ñun suñu diggante boobu dafa xat boo xam ne bi ñu ngi xalaat ne xëy na loi dafay jël réew mi yëpp lay jël
waaye comme ni ñu ko waxee ci mu ñu bàyyi xel dëkku taax yi bàyyi xel ci dëkku kaw yi ci itam li nga xam ne lii moom moo aju ak seen koom ëllëg si biir. Anta ñu dem observer benn page de pub daal di dellu si waat ci plateau bi.